wallaay yal nañu yàlla jéggal wan ñu yoonu dëgg teg ñu ca saxal ñu ca ñii réere yoon woowu it yal na leen yàlla gindi wan leen ko teg leen ca saxal leen ca. bëggee jot suñu vidéo saa su ne da ngeen di abonné ci chaîne bi daal di bës cloche de notification bi. daara ji li ko tax a jóg mooy di leeral diine yàlla ji waaye di ko faxas ak raxas ci lépp loo xamante ne bokk 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 lépp loo xamante bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wahdahu wasalaatu wasalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wala ñu ngi nuyu mbokk leen ziyaar ñu Yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon incha allah bi mooy doon jotaay bi mujj ci jotaay yi nga xam ne mi ngi aju ci séminaire bi ñu dippee woon le soufisme au Sénégal présentation critique te thème bi jiitu nekkoon ci murid yi ñu nekkoon ci benn sous-thème muy sous-thème numéro 4 te ñu dippee ko les relations de fondateur du mouridisme et le colon bi moo ci doon ñetteelu jotaay ci sous-thème boobu doon mujjeelu jotaay ci séminaire bi wala ci thème bi nga xam ne luñ consacré murid yi incha allah kon yeneen thèmes yi comme ni ñu ko annoncé woon day doon ci yeneen tariqa yi bismillahi subhanahu wa taala ñu jégal nag ci diir wépp ñu toog te ñëwuñu eggale li ko war loolu moo dañoo xawoon a tawat jóge ci tawat daal di nekk ci tukki ba tey sañoon ci tukki dañoo am tuuti jot rek ñu ne nañ ñëw daal di koy jeexal ndax ñu mën a jàll ci leneen ndax xaar bi yàgg na barakallahu fikum kon si jotaay yi nga xam ne mooy jotaay yi weesu ñoo ngi yemoon ci nga xamee ne tubaab bi joxe na ndigal ginnaaw bi ko sëñ bi sàkkoo moom ak i mbokkam ngir ñu delloo sëñ bi Sénégal kon ni koy woon ndigal yàgg na Sénégal te mën na am ñu koy joxe tey ñoom lañ ko doon jox démb kon daal tubaab bi joxe ne ndigal ni mën nañoo delloo sëñ bi Sénégal ginnaaw ba nga xamee tamit Sidiya suñ ko waxee mooy sëriñu sëñ bi bu ñu fàtte ne ci jotaay yi waxoon nañ ne moom mooy ki nga xam ne moom moo bindoo ab lettre tubaab bi ne nañuy indi sëñ bi ci wetam suñ ko indee lañ ciy tiit dootuñu ko du ci am loolu taxum def ko may bañ ñu yóbbuwaat sëñ bi exil tey mbokkam tamit bëgguñu woon ñu yóbbuwaat exil moom ak sëñ tamit bëgguloon demaat exil kon Sidiya day intervenir ci tubaab bi ne nañ ko indi fële ci Mauritanie Sidiya ab naar la dab qaadar di sëriñu sëñ bi kon nekkate tamit Sénégal naar yi yàgg nañoo doon ay sëriñi nit te yàgg nañ leen dimbaleet génne leen ci ay tolof tolof lii dañ koy fàttali ndaxte ñu bari dañuy faral di yëkkati diine naar yi ñoo xam ne suñ doon wax naar bu ñu taw ab benn naar lay doon muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom la ñëpp war a topp tubaab yeeg naar yeeg wolof yeeg ñëpp nañ ko war a topp waaye day fekk ay nit ñu ñëw nag ñoom ne ñoom ay nit ñu ñuul lañuy topp waaye soo yëgee pour seeni sëriñ ñi leen génne ci ay xat-xat da ngay gis ay naar lañu doon seeni sëriñ seeni naar lañ moo dañuy fàttali lii Sidiya mi moom moo tamit gis ne di bindaat sëñ bi de mën nañu ko mën a delloo Sénégal de kon nag te Sénégal olof li ñuy wax naan fayut naar bi xoromam mën na fii lañ ko jële ala kulli xaal Sidiya kon gis na ne mën nañ ko delloo Sénégal ay mbokkam tamit ñaan nañ loolu ñi nga xam ne commandeur cercle yi nekk foofu tamit gis nañ ne moom ne mën naa dellu si ndaxte gis nga coppeeku tubaab bi daal di bindub lettre ngir daal di joxe ndigal loolu ku ko bëgg a gis demee ci archive Sénégal lii nañ ko bi pass dañ ko liiraat ci pièce numéro 6 lettre numéro D 255 P bu 6 mai le 6 mai 1907 tubaab bi ne j'ai l'honneur de vous faire connaître en réponse à la demande de réintégration au Sénégal formulée par le Cheikh Ahmadou Bamba que j'ai arrêté d'accord avec monsieur l'administrateur de Louga le lieu de la nouvelle résidence de ce marabout. Un terrain d'une superficie de 4 km² va lui être affecté au village de Thiayassine, province du Jolof.
cercle de Louga. Ce village bien pourvu d'eau et offrant de vastes terrains de culture aux environs est situé à 60 km de Sakal, situation dans la ligne du chemin de fer, et à 35 km de Yang Yang, résidence du chef de la province. Je vous serai reconnaissant de prévenir Ahmadou Bamba de la décision prise à son égard et vous ferez connaître ultérieurement à quelle date il pourrait être autorisé à se mettre en route. kon fii nii tubaab bi ndigal li mi ngi joxe ndigal ne kii di te ndigal loolu lañ ko xamal ne Cheikh Ahmadou Bamba danañ koy jox ñi ngi koy jox ndigal mën na dellu fi nga xam ne moom mooy Sénégal fan ci Louga ñu koy wax fi ñu dem nag da waaye bàyyi nañ ko fa jox nañ ko fa benn kër goo xam ne kër gi mi ngi toll ci 4 kilomètres te kër googu nag kër gu am ndox ñu koy ndox moom kër ga mën na fa am ndox bu baax te tamit ci wetu kër ga tamit am nay terrain yu bari yoo xam ne mën na koo bàyyi te kër gi tamit def nañ fay nañ ba sori wut fi nga xam ne mooy chemin de fer bi naam taw daal na ndigal yi nag dinañ jox après bëgg nañ nga xamal ko sëñ bi te ne la bañ kañ la mën a dellu fi nga xam ne mooy Sénégal kon fii lañ yemoon ci jotaay bi jiitu lii moo correspond ak 3e étape bu leen fàtte dañoo xaajoon ne seen diggante sëriñ bi ak tubaab bi ñetti étape la étape bi jiitu mooy balaa muy dem ci fi nga xam ne moom mooy balaa ñu koy yóbbu exil xam ne fa lañ ko sosal ay mbir waxal ko ay mbir accusé ko ay mbir yu bari daal di koy jël yóbbu am na ko ne na yow tudd nga accusation yi accusé sëñ bi yëpp te boole woo ci jàngale diine sëñ bi tubaab bi mos a yóbbu kenn ndax dafa doon jàngale diine su fekkoon ne jàngale diine moo tax ñu yóbbu nit kese Sénégal kon sëñ ci bari daal dem sëñ bi daa fekk ay nit di jàngale diine ba muy dem den fa bàyyi ñu jàngale diine moom ñu leen fekk ñu jàngale diine kon sëñ tubaab bi yóbbul nit njët ne dañ ko accusé dafay jàngale l'islam déedéet loolu daa bokk ko ci mbir yi nga xam ne moom la ñu kuréelkat yi bëgg a gëmloo ne dafa mel dafa ñëwoon ne ku jàngale diine ma ray la ñëpp daal di ne jàngaleetuñ diine sëñ bi jàngale diine yóbbu ba dee sëñ bi dañ koo sosal ne daa bëgg a jihaad daa bëgg a guerre daa bëgg a nangam tubaab bi xam na ci bari dëgg waaye nag bëggutoon jël risque ndaxte gis na ne ñu koy topp bari nag am nañ fanatisme am nañ sëñ bi toll na leen foo xam ne saa yi bu sëñ bi bëggoon a jug ñoo jëluñ jug te tubaab bi bëggut a jël risque boobu noonu loolu tax mu daal di koy jël mu jël accusation yëpp daal di koy jël yóbboo ko ci accusation lan trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public tam nekk lu yàgg Sénégal la kuñ bëgg a faagagal tubaab bi ku mu bëgg a faagagal moom it ñu fi bàyyi it lan lay accusé mooy trouble à l'ordre public kon tubaab bi loolu lañ ko yóbboo woon fa nga xam ne moom mooy Gabon mooy première étape bi dañuy gis tamit l'histoire tamit noonu lay demee mooy ba tey Sénégal képp ku ñu bëgg a tamit daal di faagaagal amul la tegal dañ lay tegal trouble à l'ordre public ku xool histoire Sénégal tamit ni muy doxee ci politique say gis ne am na ñu bari ñoo xam ne noonu la leen faagaagalee politiquement am na ñoo xam tamit fa leen bëgg a jaar pour faagaagal leen politiquement ala kulli xaal ñu daal di ci boobu mooy première étape bi mooy kon avant ñu koy delloo avant ñu koy yóbbu fi nga mooy exil ñu wax ne exemple étape boobu noonu foofu na résistance amu fa woon dafa amoon rek mooy nit koo xam ne daa bëggoon a sori tubaab bi jàngal la muy jàngale nekk ci ay mbiram ay nit daal di koy soxore ñu ñaane ko tubaab bi am lu mu tiit moom ay taalibe yoo xam ne ñu xaw a ëppal tubaab bi daal di koy jël daal di koy yóbbu foofu noonu résistance amu fa ñu daal di koy yóbbu li nga xam ne moom mooy wala boog fekk ab résistance li nga tuddee résistance passive mooy toog jàpp sama ñàmbur collaboré wu ma kenn di def li may def bu ma kenn sonal ñu daal di koy yóbbu mooy ñaari état bi daal di koy delloo si ci diggante biñ ko delloosee ba bañ koy yóbbu Mauritanie moom moo nekk deuxième état bi foofu noonu dañoo gis ka nga xam ne daa bëggoon daa soriyoon tubaab bi mi ngi koy bëgg a sori ba tey ni waaye nag mi ngi bëgg a teggi ay tuuma mi ngi ba ne tubaab bi amante bul am dara looy tiit ci man li may waxal defuma ko foofu ba tey li fa mën a tudd rek mooy résistance li nga mooy résistance passive kenn mën a collaboré wut waaye tamit nekkul koo xam ne am na benn résistance bon mën nañu wax ne armée la loolu moom teggi nañ ko fa de waaye sax résistance pacifique sax kenn mënu ko ànd résistance pacifique foog nga teg ay mbir résistance pacifique mooy damay bañee mooy day teg dara ma teggi ko ci lan dama koy teggee ci kaw duma xeex pacifiquement laa koy defee tubaab bi nee na ñëw leen liggéeyal ma ne duma liggéey ñëw leen defar nangam ma ne damay grève
ñoo dem comme li nga xam ne noonu la ko Gandhi doon defee. loolu mooy résistance pacifique mooy damay résister damay bañ dañu naan ma defal nangam ma bañ waaye duma xeex suñ ma jàppee ma nangu suñ ma dóoree mun naa bañ a fayu waaye su ma gisee ne tubaab bi mi mu defar raay bi ma ne raay bi bu kenn jàpp bu kenn defar sëñ bi jamono ji ba day defut dara ci loolu. képp ko xam ne am nga benn acte laajoon naa ko fi képp ko xam ne am nga benn acte ñun dañoo bëgg rek dëgg leer histoire leer na ma acte bii tubaab bi nee na da koy def sëriñ bi taxaw daal di bañ na du fi amee donte xeexut ñu ne ah kon de fii ne résister na pacifiquement loolu tax ñu tuddee lii résistance passive mooy rek koo xam ne moom toog na jàpp ñàmburam loolu mérite la nag ci jamono jooju ndaxte am na ñoom dañoo collaboré ak sëriñ ci mag xam ne fii ñëw ci ñoom moom jamono jooju collaboré wut dafa résister passivement léegi ñu ñetteel étape bi nag mooy ginnaaw bi ñu ko yóbbee Mauritanie ndax léegi dafa des ci résistance passive googu wala nag am na ak collaboration goo xam ne nag mi ngi tàmbali xeeñ moo tax fii mooy étape bi ëpp solo ndax mooy bi gën a lënt ci soiru diggante sëñ bi ak tubaab bi ndax fii nii ndax am na acte yi mu posé ay actes yoo xam ne acte de résistance la waaye sax dafa posé acte yoo xam ne acte de collaboration la kon fii nañ ko jëlee ci 1907 fi la résistance surveillée daal di tàmbali ñu yóbbu ko fa nga xam ne moom mooy Thiéyène fa la nekk ba 14 janvier 1912 ci la tubaab bi daal di koy jëlee joxewaat ndigal ñu daal di koy yóbbu fa nga xamee ne moom mooy Diourbel ci foofu la génnee àdduna moo tax jamono jëpp ci 1908 ba 1900 am na archive yi wane ne tubaab bi loolu defee mooy surveiller sëñ bi mi ngi koy surveiller nag d'une manière très 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 stricte di xool lépp loo xam ne tubaab bi dafa laajoon lépp lu sëñ bi def bis par bis gars yi daal di ko koy bindal. am na koy wax ci commentaire yi ne waaw yow da nga ne yow kii di wax moom dafay wax ne tubaab bi lu mu def rek lu mu wax ci sëñ bi rek moo wér li sëñ bi wax wérut may wax tamit ne li ma fi wax yëpp amut lenn lu xam ne dafa wuteeg li sëñ bi nettali képp koo gis ne fii indi naa fi benn mbir ci histoire sëñ bi ñu fekk ko ci xasida yi mu wuteeg li sëñ bi wax mu indi ko ñun ñu bàyyi koo topp sëñ bi li mu wax tayib mooy ne su fekkee nit dafa gis ne li ñuy wax fii nii dafa am lenn loo xam ne wutee na ceeg la nga xam ne moom la sëñ bi nettali ci digganteem ak tubaab bi nu ko indi c'est-à-dire Sénégal dañuy nettali ay mbir yoo xam ne ci histoire ñaari nit wala ñaari entité te ñoom ñaar yëpp kenn nettaliwu ko li ñuy nettali ci histoire sëñ Touba yëpp ci Sénégal lu ci bari yaboon tubaab bi ba fekk ko ci bureau vendar di ko joxoñ ay baaraam naan ko kasabt dajale nit ñi da leen joxe ay xaj yàpp xaj ak ay numéro 4 ak boole ko genn mu jël genn yi jox ko tàndarmaak julli ci géej loolu yëpp sëñ bi nettali ko tubaab bi nettali ko te la ñuy nettali daa wutik loolu sax far léegi nag yoo xam ne léegi su dañuy gëm ñi nga xam ne ñaar ñu ko fekkee wala ñu gëm ñoo xam ne fekkewuñu ko te la ñuy wax day weddi li nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee léegi képp koo xam ne am nga benn élément boo xam ne rek dafa nekk ci sëñ bi mooy sëñ bi ko wax mu wuteeg lii ñuy indi mooy archive nañu wax lan la ñu daal di koy jël daal di koy tegg daal di koy gëm kon kenn mënuñu wax loolu kon ba 1912 moom mi ngi nekk ci résidence li nga xam ne moom mooy surveiller ca Thiéyène tubaab bi di ko surveiller nit ñi tamit di ñëw ñenn ñi di ko ziar waaye fii nag 1912 am na benn personnage boo xam ne ci archive yi dafay turam dafa tàmbalee feeñ te mënuñoo wax sëñ bi te waxuñ ci moom balaa ñoo dellu si ci lees ci diggante tubaab ak sëñ bi foog ñu wax ci moom mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Ibra Fall nga xam tamit histoire am ay mit yu bari ak mbir yu baree bare mi ngi jëm ci waay ji donte moom xam naa dañ ko réserver benn séminaire spécial ci moom ak li mu indi ci biir li nga xam ne mooy mouridisme waaye nag balaa ñoo jàll rek ni ko Omar ba indi dinañu jël tuuti rek ci lenn li nga xam ne archive wax na ko ci waa ji loo xam ne dafay feeñal ci lu gën a ci lu gàtt ay mbir yu bari yoo xam ne gëmloon nañ ko nit ñi te wérut aju ci waa ji di Cheikh Ibra Fall ci Cheikh Ibra Fall ay biram wala li nga xam ne moo aju ci turam ci archive yi mi ngi correspondre ak benn
fiche goo xam ne mi ngi nekk ci code 13G 68 renseignement yi ko concerné mi ngi diggante 1912 ak 1913 mooy kon 1913 mooy jamono ji nga xam ne sëñ bi dellu na moom delloo nañ ko wala bokk jox nañ ko ndigal bu mun a dem daal fële nga xam ne mooy Jurbel kër gu mag. renseignement yi wax ne mu ne lieu de naissance Touré Atman Fall moom mi ngi juddoo fii ci province wu Ndiambour cercle de Louga vers 1858 ci la gëne si àdduna. mu ne résidence habituelle fi nga xam ne fa la dëkk mooy këram mu ne kër Ibra Fall banlieue de Thiès kon mi ngi dëkk Thiès. suñu xoolee histoire am nitu Thiès nañ koy faral di wax donte bëgguma di stigmatiser ab dëkk wala ab quartier wala ab gox ndaxte nit ñi moom ku nekk nga la yàlla bindee yenn saa nit ñi dañuy taxaw ci benn nit bu dëkk benn gox daal di am ay jikko ñuy bëgg waa jikko waa gox boobu jox na ab jikko wax nit ñi di andi nitu Thiès donte la chaque ne na nga nit ñi ngay fekk Thiès mu ngay fekk Dakar ñoom ngay fekk Louga ñu ngay fekk feneen ci ñu baax ak ñoo xam ne baaxuñu waaye fii nii nitu Thiès bi li tam wax ko mooy moom Thiès la dëkkoon tam ay mbir yoo xam ne moom la nit ñi di faral di askanale la ñuy tuddee ñoom nitu Thiès naam loo xam ne day xaw a feeñ ci fiche bi luy teggi nag ay mythe yu bari dafa ñu indi lii rek bi daan ñoo dem mooy ne tamit ndax yi dafa yàgg ak sos yi mais ndax yi sax ci biir seen yoon bi dafa am ndaxaat yu fa am bon ñu ne race wolof religion musulmane mooy wolof la jullit la fiche mooy dem mu ne secte mi ngi bokk ci qadiriya murid parce que ñoom dañoo gisoon ne mouridisme waxoon nañ ko ci jiitu defoon nañ ci thème ma am ñoom dañoo jàpp ne ab suu tariqa la mooy ab branche la tariqa qadiriya am ñu gis ne tariqa mustaqilla la am ñu gis ab xaraka la waxoon nañ liñ gën a jeng ñun dem ca mooy ne ab tariqa mustaqilla la ndax leeroon nañ lu tax ñu gis ne ab tariqa mustaqilla la ci ndax lii tax ñu mën a wax ci li nga xam ne mooy tasawuf mbir ab tariqa lépp daje na ci li nga xam moom la woote jëmee nag ne nit ki far force mu doone sama tariqa lii ab tariqa la nii laa ko tuddee loolu dem naa ne amut kenn ku ko charte ne foofu ñu nit def ko ngir ñu mën a wax ne li nga indi ab tariqa la bala kul xaal lu ci mën ni amit leeroon nañ ko ci di jiitu liñ ci yittaloon moom mooy lan mooy àttal islam ci li nga xam ne mooy indi tariqa lu amul asl ci diine naam. Après ñu ne par qui le marabout a-t-il été initié à l'ordre auquel il appartient ñu bëgg a xam kan moo ko initié kan moo ko jàngal Ibra Fall boobu ñu ne son père Amadou Fall lui a appris le Coran. Cheikh Ahmadou Bamba et son muqaddam mooy kan mooy sëriñam mooy bu wax kan moo ko jàngal ñu ne papaam mooy ko jàngal alquran kon jàngoon na alquran mbir yi doon wax na jànguloon dara kon mbir yooyu dañ koy tegee fële jànguloon waaye suñ toogee comme ni ko ne nettare mook taalibe yi sëñ bi ne jàngale alquran jàngul dara ñu feesal ab saako ñoom feesaluñu dara kon amul jàngoon na li nga xam ne mooy alquran bàyyi moo ko jàngal li nga xam ne mooy alquran. mu ne renseignement sur sa famille sa généalogie renseignement yi nga xam ne li aju ci famille li aju ci nga xam ne mooy moom ñan ñooy ay mbokkam ñu ne fils de Amadou Tall et de Seynabou Ndiaye décédé moom mooy donc baayam Amadou Fall la Seynabou Ndiaye mooy ki nga xam ne mooy yaayam te faatu na mu ne son grand-père Atman Fall était fils de Damel Déthialo kon moom surtout mën nañu wax ne ci famille buur la bokk mu ne paayam di Atman Fall moo nekkoon doomu Damel Déthialo waaw kon ci famille buur te tubaab yi du bari leen xel tubaab yi doomu buur yu bari tubaab yi da leen a jël ñi nga xam ne ñoo waroon dooni buur su tubaab yi nekkul woon tubaab dañ leen jëlaat utiliser leen ñu nekk ci suuf tubaab bi mooy Sénégal histoire bu day war la soo gisee ne ki nga xam ne mooy Alburi
tubaab bee ko rey mu xeex tubaab bi ba ñu dàq ko wala boog ba mu tax dem wuti exil wala boog wuti doole ñu rey ko ba ñu rey ko fële ca Niger rey ñu ko sax ci dëkkam ñu wëlbati ko gis doomam Bouna ànd ak tubaab bi tey jii ñu koy way nga xam ne Sénégal su naan taxaw naan Sénégalais yi deru góor ak deru mooy daw sama Sénégalais du ñu am jom ko généraliser tu te poses des questions soo gisee ki nga xam ne mooy Mbaxaan Diop ñu bàyyam ñu rey bàyyam tubaab bee ko rey wëlbati ko tubaab bi am ànd ak tubaab bi di liggéeyal loolu tamit la fekkan lu yéeme la waaye fii ni ñuy teel mooy ne bàyyi xel benn mbir mooy ne tubaab bi ñu bari ci doomu buur yi mu rey sax waxuma sax ñi nga xam ne reyu leen da leen a utiliser ñu nekk ci ordam di ko defal ay mbir moom mu daal leen di seen nguur ga ñu yoroon bénéficier doon bénéfice ñu mun ci continuer di bénéficier wu di ngeen xam lu tax ma wax loolu ñu ne situation de fortune ressource léegi nag moom lu mu am ci alal Ibra Fall ñu ne Ibra Fall amoon na mu ne 13 fois propriétaire notamment à Saint-Louis amoon na fukki kër ak ñett yoo xam ne moo ko moom kon kii moom dafa jegew ko fukki kër ak ñett amoon na ko fu mu jëlee kër yooyu ci jamono ji nga xam ne tubaab bi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy jiite mu ne Saint-Louis Louga Kéwul Ndande Thiès Diourbel foo am na fay kër ces cultures lui rapportent au bas mot 50 000 francs par an mooy li nga xam ne moo lay bay mi ngi ko indi 50 000 francs xaalis la woon jamono ju alal ju bari la woon par at mu ne ses revenus s'accroissent chaque année te rek li nga xam ne mooy alalam moom dafay yokk chaque année xam nga kii moom nekku doon di mbedd mi naan day yelwan ñooy loolu mooy yóbbu nit ci yàlla kon ne moom du egg ndax kii borom alal la woon ay kër yu bari la yor xaalis yu bari dofut ginne jàpp ko ku mel nii rek lan la doon def ci sëñ bi la moo tax am privilège yi yëpp nañu xool li ci topp mun événement auquel il a pu prendre part avant notre arrivée dans le pays mooy avant tubaab bi ñëw moom lan doon def wala bokk ki bind renseignement bi daf yam ni muy tudd ni tubaab bi moom mi ngi fi woon mu ne Saint s'est employé très activement à obtenir la grâce du Cheikh Ahmadou Bamba lorsqu'il a été déporté au Congo mooy def na lépp pour am grâce Ahmadou Bamba lorsqu'il bañ ko yóbbee Congo mu ne Ibra Fall est un fin diplomate il est plein de prévenance pour les représentants de l'autorité Ibra Fall koo xam ne ku tubaab bi daa nekkoon koo xam ne ku xamoon nu muy doxalanteeg ñoom la te li nga xam moom la doon wone jëmale ci tubaab bi moom mooy teg leen seen place la mooy wekk leen ak wekk gu rëy la leen doon won mais waaye nee na mais il y a lieu de douter de la sincérité de ses sentiments mais nag mën nañoo douter wu ci ndax lim ñuy won ndax dëgg la kon ne ko doon ab dafa am da doon wax tubaab bi naa nga déedéet moom tubaab bi da leen doon won ak respect gu mag loolu woon tubaab bi mu ne très noir de peau mooy signalement nu mu mel mu ne très noir de peau dafa ñuuloon taille au-dessus de la moyenne njool la woon njool bu ndaw front haut et large chevelure crépue broussailleuse ne ko doon ki xas si karaw gee jaxasoo woon rek muy karaw nit ku ñuul yeux petits et vifs arcades sourcilières saillantes bouche grande nez hépatique mooy nit ku ñuul rek bakkan bu tàpp moom ja jëmam yaatu mooy nit ku ñuul rek lañ fi décrire ab wolof lañ fi décrire ba tey li wane ne nit njaay la woon alliance dans le pays mu ne marié avec les femmes les plus nobles du Kayor du Bawol et du Sine Saloum kii nekku lañ ko dëdd àdduna bay nekk ci mbedd mi di déedéet dafa takkoon soxna yi nga xam ne moom la takkoon ñooy ñi gën a ñi ëpp nu ñu koy waxee ñi gën a noble ci Kayor ay doomu buur la takkoon Kayor Bawol ak Sine Saloum
ñi nga xam ne descendants directs des anciennes familles royales indigènes Guedj et Dorobe. Ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans. Ces femmes se nomment Gaye Siri Fall, fils de l'ancien Damel du Kayor Amady Ngoné Fall, kon doomu Amady Ngoné Fall la takkoon Amady Ngoné Fall. Gana Diop Kumba ci leen naan toutes deux filles du Damel Lat Dior daa takkoon la Gana Diop ak Kumba ci leen man ñoom ñoom da leen takkoon xaw ma nag da leen takkandoo woon ñoom ñëpp wala takk kii faatu mu takke loolu fas kii takkale mais takk na ñaari doomu Lat Dior. Lalla Aïssa Fall, fille du Damel Samba Lobé, qui a été par le lieutenant Chauvet en 1886. bokkoon na ci jabaram yi tamit ki nga xam mooy Lalla Aïssa Fall di doomu kan Damel Samba Lobé ay doomu buur la amoon ak kan mooy Menda Fall ki nga xam moo nekkoon jabaru Demba Waar kon li ma doonoon waa ji ni wax ni ñu koy représenté ci xam ne mooy mythe murid bi légende bi mooy comme doon wër sëñ bi ne wër na ko ci làmb yi wër na ko fépp di dof lu ni mbëkk dara amu ci loolu kii nit la ko xam nit njaay takkay soxna yoo xam ne yu noble lañ juróom lañ ciy tuddal ndax juróom dana boole loolu gisuma lenn mu ci mën a tax ma dogu ci ay doomi buur la takkoon am alal ju bare am kër yu bare ci jamono colonisation mu ne situation actuelle jamono ñuy wax man situation actuelle relation intérêt influence relation extérieure renommée ñu bëgg xam léegi situation actuelle nan la mel relation ma ngi xam ne mooy moom ci biir ci biti ak lan la fan la siyum toll mu ne premier lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba et le second personnage de son ordre. Relation très étendue dans la colonie, jure d'une grande renommée à l'intérieur. waaye ne ku bari woon ay relation la moo nekk premier lieutenant wu Cheikh Ahmadou Bamba ci ñoom ci jamono ju ñuy wax ci seen wax mu ne valeur intellectuelle remarquablement intelligent mu ne ku amoonum xel la parle-t-il écrit-il l'arabe ndax doon na wax doon na bind arabe mu ne oui doon na wax arabe da ko doon bind ñu wax na jàngut rek doon nangam su ñëwee ñu wax ma tari te jàngut dara jàngoon arab jàngal alquran. Caractère donné à son enseignement religieux et législation musulmane ne la mu doon jàngale mooy l'islam doon jàngale nombre de talibé mu ne jëm amoon nañ di junni talibé mu ne ce qu'on peut attendre ou craindre de lui lan lañ mën a xaar ci moom ak lan lañ mën a ragal ci moom Ibra Fall tubaab bi nag loolu laaj mu ne il est bien difficile de répondre à cette question. L'attitude de Cheikh Ibra Fall a toujours été irréprochable tubaab bi nee na ñoom amul lenn loo xam ne ñoom mën nañu ko reprocher. Il s'est toujours incliné devant les ordres de l'autorité. Cheikh Ibra Fall tubaab bi fu mu mos a joxoñ lu tubaab bi mos a joxoñ mu def tubaab bi nee na amul denn lu ñu mës a reprocher Ibra Fall te amul lenn lu ñu ko mën a reprocher te lu ko tubaab bi digal mu def mu ne mais il y a lieu de se méfier de lui comme de tous les mourides mooy nag waaye nag mën nañoo méfier ci moom comme mouride yëpp lu tax ñu mën a méfier ci moom rek mooy lesquels sont prêts à obéir aveuglément aux ordres quels qu'ils soient au Cheikh Bamba car ñoom li tax ñu bëgg a méfier nañ méfier ci moom rek mooy ne mën naa bépp ndigal bu leen jox rek ñoom mën nañ koo sëñ bi jox rek ñoom moom murid yëpp mën nañ koo jëfe kon fii taxaw fii ci mbir mooy ne Cheikh Ibra Fall moom tubaab bi li mu témoin ci moom mooy ne dafa nekkoon ko xam ne dafa soumettre woon ci tubaab bi lu ko tubaab bi wax mu def mu ne Ibra Fall a toujours été irréprochable et s'est toujours incliné devant les ordres de l'autorité française. Ibra Fall moom de saay lépp lu ko tubaab bi mës a digal def na ko ñaari mbir moo am kon tubaab bi la mu doon diglee wuteewul ak gi sëñ bi doon diglee wala Ibra Fall da doon dax sëñ bi taalibi tubaab bi la woon du taalibi sëñ bi su fekkee ne sëñ bi daan ne digle wuuteeg tubaab bi wala ñoom ñaar ñëpp résisté ñoon tubaab bi lan doon def daa dëpp lu tubaab bëggoon
mais amul beneen mbir mucc mën a am na ñu bari te loolu suñu ñëwee ci détail Ibra Fall ñu jàpp ne ab espion tubaab bi la woon. am na tax ñu mën a poser question yi doon tamit gisuma ci loo xam ne mën nañ cee taxaw jëfandikoo ne daal di dogu ci loolu waaye ku am kër yu toll yi mu am alal ji mu am ci jamono jooju te gis na tubaab bokkoon na ci seen doxalin suñ bëggee yàqub mbooloo du ñu indi ab espion nit ñoo espion du espion mais loo xam ne ñuy tuddee l'entrisme da ngay dugg ci biir yàqu ko ci biir da ngay dugg ci ab mbir daal di soppali seen doxalin tubaab yàgg nañu utiliser loolu. wute nag espionnage da ngay ñëw ci biir mbooloo mi rek ngir jël ay information daal di koy joxe waaye l'entrisme mooy da ngay ñëw dugg ci mbooloo mi bokk ca da ngay fexe sa ba mën caa doonum njiit ba sax mujj ko jiite daal di leen di changer loo ab doxin ala kulli xel li nga xam ne moo ñu yitteel fii mooy ni Cheikh Ibra Fall ci boppam moom it dafa nekkoon koo xam ne da daan déggal tubaab bi tubaab amuloon dara lu mu ko doon reproché fekkee ne kon moom na mu doon déggale tubaab bi dañuy gëm ne dafa doon déggaloon sëñ bi kon lañ ciy déggee mooy sëñ bi tubaab bi seeni ndigal wutewul woon wala am kum na ndax ci ñoom ñaar ci ñaar yi tubaab bi wala sëñ bi ala kulli di feeñ fii mooy ne lu bari la ñuy wax ay mythe la koo xam dafa jànguloon dafa defoon wala boog doon daf-daflu wala boog xelam moo fi nekkuloon moo tax ñu daat koy bàyyiloo julli am na ñooy defee noonu dofut jinne jàpp ko borom alal la woon ci diggante mooy 1900 tubaab yi ñoo fi mi ngi diggante 1912 1913 mi ngi faatu moom ci Diourbel le 3 juin 1930 la faatu Ibra Fall borom kër yu bari ak borom soxnaay princesse yi. ci année bi tamit di 1912 la benn tur bu siiw tamit ci diggante tubaab bi ak sëñ bi feeñ mooy ki ñuy woowee Ponty moom li mu feeñ ci moom mooy ne moom daa gis ne tubaab bi ni mu doon doxalee jëmale ci léegi mooy autorité coloniale doxalinam ci jëmale ci jullit ñi ci AOF du particulièrement ci murit ñi dafa war a changer parce que tubaab bi li mu doon doxalee yëpp mooy xokkatal tiital soo defee nangam ñu def la nangam ci ñaari lettres yoo xam ne bind na ko lettres yu gudd mi ngi ci xamal tubaab bi ne li nga xam ne moom la ci weno bëgg ñu doxalante jëm ko ci sëñ bi am na sax mi ngi tudd benn histoire Cheikh Anta bu ñu waroon a ci wàllu tëj Cheikh Anta wala bañ koo tëj moom Cheikh Anta moom mu gis ne loolu ci weno bi nga xam ne loolu la bëgg moom gis na ne loolu warta doxee noonu ne kon commandant Seck Bawol moom mooy gis ne li nga xamee ne noonu la gisee mbir yi mooy neneen mooy fexe ba sëñ bi daal di nekk koo xam ne dafay nekk seen wet jàppalante ak ñoom te moom gis na ne lu mën a nekk la moo tax ci benn lettre mi ngi wax tubaab bi benn mbir boo xam ne nag fa la mbir yi commencé yi ñuy laajte ndax loolu commencé wul nekk li nga xam ne moom mooy acte de collaboration Ponty moom murid yeeg ñëpp d'accord nañ ne dafa nekkoon koo xam ne dafa bëggoon sëñ bi moom lañ koy tudde ñoom waaye tubaab bi moom intérêt moom xool ak li nga xam ne moom gis nañ la am bëgg sëñ beeg ñàkk koo bëgg tax koo jóg da ko tax a jóg mooy ban attitude ñoom lañ war a am bu leen arrangé jëm ci sëriñ beeg murid yi moo xam day arrangé seen colonisation waaye ñoom lañ jàppee mooy daf ko bëggoon a nangam mooy sëñ tamit gisoon na ne wute naag ñeneen ñi yiitu woon ne xam nañ ko doon sosal wala boog di ko jiifal pexe moo tax ba mu faatoo tamit am na ay réaction yu am yoo xam ne daf ko rendre honneur mais li mu wax ci lettre bi nga xam ne mi ngi nekk ci pièce numéro 46 Archives Sénégal ci novembre 1912 boo xam ne d'ailleurs Cheikh Anta m'a donné l'assurance formelle que les mourides n'avaient jamais songé à se refuser au service militaire et qu'ils fourniraient autant d'hommes que je le désirais mu ne ki nga xam ne moom mooy Cheikh Anta moom nee na mi ngi joxe assurance formelle ne murid yi musuñu xalaat bañ naama li nga xam ne mooy service militaire bi te mu ne ko mu ngi koy assurel ne bépp lu mu bëgg ci ay nit
mooy militaire yi dem xeex tubaab bi dina ko jox tubaab bi fii nag lu day waar say doomu jàmbur lañ te lu yéeme la ay doomu jàmbur lañuy jël joxe ñu nekk ay militaire di xeexal li nga xam ne moom mooy tubaab bi te moo tax ci guerre mondiale effectivement joxe nañ li nga xam ne moom mooy ay taalibe ba kii nga xam ne moom mooy taawu Cheikh Ibra Fall moom ci guerre mondiale fala faatu ndax koo xam ne da ngay résister pacifiquement sab noon ndax di nga ko jox say taalibe ngir ñu daal di ànd ak ñoom di xeex non loolu nekkut benn début de collaboration ak nuñ ko mënti tuddee mooy ne nit ki mën na wax ne peut-être stratégie la wala dafa amut pexe waaw mën nañ d'accord nit ki daa amut pexe loolu mën nañ wut ay ngànt ci loolu waaye jëm mi joxe say nit loolu moom collaboration la mën a tudd mënut a doon résistance mooy bañ c'est-à-dire bañ ak nangu mënuñu ànd soo nangoo joxe say nit ñu dem daal di ànd ak say noon di xeex su boobaa nag loolu mu kenn mënu koo tuddee bañ kon foofu mën nañoo poser question li nga xam ne moom mooy jëmmi ndax tàmbali collaboration tàmbali bu ne nag collaboration mu nekk une collaboration forcée boo xam ne nga amatut pexe waaye nag foofu moom jàpp naa ne moom lii di sax terme résistance passive sax ci jamono ji moom mënatuñ ko nekkatul loo xam ne mën nañ ko commencé mën nañ ko di wax ginnaaw ba ndikki rek tàmbale nag léegi nag di joxe ay garantie di commencé di participer ci action yi nga xam ne mooy action wu tubaab bi ka nga doon bañal daa mel ni léegi yaa ngi koy bëgg a nangu googu nag ba tey mën naa doon loo xam ne moo ci pexe loolu da lay jox ngànt ci jëmmi doo ci am daanu borom bi say ñooñu itam mën na la bañ a ŋàññi wuute nag ka nga xam ne moom daa ñëw rek mu collaboré waaye nag ndax dañoo war a continuer di ko tuddee résistance foofu moom la fekk ne nit ki mën na poser wu des questions. am na keneen koo xam ne tubaab bi da ko joxoon tubaab daa bëgg xam exactement ndax kii mën naa ko wóolu ànd wala déet ba tey tubaab bi nan lay doxalee mooy balaa ñu la wóolu ànd ak yow ci daan dañ la seet topp la ci lu bari ndax bëgguñu leen bett kii di Lasselve ñu noonu lañ koy liiree moom tamit min na lettre bu gudd boo xam ne dafa jéem a jege sëñ bi ngir daal di xam naama dëgg-dëgg murid ni ñuy doxee ak sëñ bi moom la nga xam ne tamit moo la am na lu am solo lu mu wax ci lettre am bi moom mi ngi wax ci jamono jooju ñi nga xam ne ñoo wër sëñ bi kenn ñoom mun tarampase sëñ bi te ñoom leen yitteel sax daa jàpp ne ay nit la ñoo xam ne dañoo ñaanante seen biir ku nekk day xëccoom jàpp ne sëñ bi faatoo sax murid fa lay yem ndaxte ku nekk di nga dem ak say taalibe moo tax mu ne je viens de parler de toutes les personnalités mourides avec lesquelles j'ai été en contact. Je n'en vois aucune capable de prendre la suite d'Ahmadou Bamba. S'il venait à disparaître, aucune n'aurait son autorité. mooy sëñ bi autorité bi moom ci nit ñi lu wax ñu def mu jàpp ne su faatoo de ñi ko wër kenn du ko ci am. La grâce divine qu'on attribue à sa personne mooy ñoom ni ñu jàpp ne mooy yàlla moo ko jox sëñ bi jàpp ne kon de ñoom su faatoo ñoom ñëpp kenn doot loolu mënut a taxaw ci place sëñ bi. Et ils sont d'ailleurs tous jaloux. mu ne ñoom ñëpp sax kii tamit li mu doon wax yëpp mooy ñu gars yi bañ a tubaab bi bañ a sonati sëñ bi kii moom témoignage mun na nekk loo xam ne l'objectif la mu ne ñoom ñëpp dañoo iñaan les uns des autres dañoo iñaan seen biir et aucun ne consentirait à reconnaître la supériorité de l'un d'eux kenn du nangu keneen ki féete la kaw. Leur rivalité pour obtenir une place de choix auprès du chef de la secte sont continuelles te ñoom dañuy xëccoo ñoom ñëpp ku nekk day puusanti xëccoo pour am place boo xam ne gën a jege sëñ bi mu ne que serait-il si disparaissait ce serait probablement la dislocation du mouridisme d'Ahmadou Bamba moom daa jàpp ne kon sëñ bi faatoo rek affaire yi tas te li mu doon xalaat am na lu ci am ci seen nañ doon succession yi boobu lañ doon dee sëñ bi seen xuloo amoon seen biir rek donte am na ay mitam yu ci am ay borom rek dee damay taal asamaan suuf ak ki nga xam dafa sëñ Bara daa tëxoo nag ay tëx bi mooy soo waxee ci suuf mu dégg ko soo waxee ci kaw du ko dégg
gars yi di werante mu ne léegi day jax asamaan ak suuf ak yëpp ay mythe la am ñu koy wax, mais daal tubaab yi moo gentoon na ne ñii su sëñ bi demee moom sa affaire dina tas donte amee noonu waaye amoon na ay rivalité nag amoon seen diggante surtout kan mooy nekk li nga xam ne moom mooy xalifa. kon lii mooy ba 1915 mooy tubaab bi commencé jege nga xam ne mooy sëñ bi nga commencé def ay acte wala boog lu ñu doon ay acte d'allégeance ak li nga xam ne mooy tubaab bi joxe ay garantie nga xam ne benn homme fort mooy feeñ mooy Ibra Fati Cheikh Anta Ibra Fall deuxième day ñëw rek mais day gis ne Ibra Fall dafa dem ba nangu ndax mit yi nangu place boobu noonu tuddee ko Babul Mouridine voilà kulli xaal waaye day gis ne ki nga xam ne moom moo jege woon te tubaab bi doon jaar ci moom te décision yi bari mu ko doon jël moo nekkoon Cheikh Anta ci jamono ji nga xam ne mi ngi doon Jurbel ci 1915. après ci biir tamit mi ngi wan ne Ahmadou Bamba li wane ne ba tey ci biir mi ngi doon commencé nag di jege tubaab bi ci ay mbir mu doon stratégie ba tey waaye mi ngi ko doon jege mu ne Ahmadou Bamba s'empressait de me montrer les instructions qu'il composait pour la conduite de ses talibés. Et je dois reconnaître que si ces derniers s'y étaient conformés, nous n'aurons jamais eu aucune observation à faire ni aucune poursuite à exercer. mu ne Ahmadou Bamba won na ma mbir yi nga xam ne moom lay digal li nga xam ne mooy taalibeem mu ne te gis naa ne su fekkoon ne taalibeem yi li mooy instruction yi bu leen jox ñoom jëfee nañ ko mu ne kon du ñu am lenn loo xam ne dinañ ko mën a indi wax ko ci ñoom ba sax nag den ci toppee ci dara. kon fii nii day feeñal benn mbir mooy ne ci lu teel doxalinu murid yi doon nañu wane ne ci kaw ne dañoo topp sëñ bi waaye nag dañuy am doxalin boo xam day wuteeg moom li mu jàngale. en tout cas fii nii loolu la tubaab bi fii di feeñal fii nii fii tam ñuy feeñal mooy ne sëñ bi mi ngi woon tubaab bi ne moom li gaa yi def bañ ko koy sax di ko toppee moom nekkoon loolu la leen diggal fii tubaab bi moom mooy wax ba tey de ñoo sëñ bi. maa ngi fàttali ni Ponti mi ngi fàttali tamit tubaab bi ci kaw di la wan ne nañu bàyyi doxalim ndaxte ñoom Syria moom mooy sëriñu sëñ bi te Syria moom seen xarit la te su gisee ne ñi ngi toroxal ay taalibeem fële ci Sénégal moom mun na am benn conduite wala moom gisuñ tubaab bi ne ñaar dañuy jouer double jeu loolu tam Ponti bokk na di wax tam ci lettre bi. muy xam ba tey mu ne ba tey mi ngi wax ma ne nous pouvons dire qu'Ahmadou Bamba n'est pas un ingrat mooy Ahmadou Bamba nekkul koo xam ne nekkul ko góoradi car il a conservé une réelle reconnaissance dégg nga wax tubaab bi ne Ahmadou Bamba kon tubaab bi moom bañuloon sëñ bi au contraire da ko doon plaider pour ñu bañ ko teg benn problème mu ne kii nga xam ne Ahmadou Bamba te lii mooy li changé ci diggante bi mooy ne nit ñi ñëw ci ginnaaw gi moo xam Ponti la Paul Marty kii nii ñoom ñëpp dañoo am benn giseen doxalin bu wuteeg ñi jiitu woon en vis-à-vis ak jullit ñi ak nit ñu moo tax seeni lépp doxalin boobu moo tax doxalinu tubaab bi tamit nga xam ne moo nekk ca Ndar daal di changé jëm ci sëñ bi parce que ka nekk ca Ndar moom luñ koy bindal lay xam kon ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo ko nekkal su nekkee ñu bon ñu nekkee ñoo xam ne bëgguñu kenn mën nañ koo fexee ba daal di koy toroxal su fexee ba ñooñu suñ changé yi ñeneen ñëw nekk ñoo xam ne gisewuñu noonu doxalin day changé doxalin bi fii la tàmbalee changé kon tubaab bi nekkul daf ko yóbbu ci géej ga mu jommal ko mu changé yóbbu ko Mauritanie mu jommal ko mu changé tubaab bi changé wu doxalinam ba mu ko jëlee ci géej gi koo booleel gaynde mu jox ko tàndarma gis ko mu julli ci géej bis boo ko indiwaatee mi ngay def doo wax dara lu mu wax nga ne ko waaw tubaab bi mu dee loolu def ko ci daa tàmbalee continuer politique am ak jëm la ci moom yóbbu ko Mauritanie indiwaat defaat ko sur résidence surveillée doxalinam commencé changer parce que léegi ñi jege sëñ bi ñoom ay nit lañ ñoo xam ne tubaab yi fa nekk foofu ay nit lañ ñoo xam ne am nañ beneen méthode bu ñu àndee ak sëñ bi wóolu na leen dinañ wax ak ñoom gis nañ ko gën nañ koo jege la ñuy bindu lu wér la que nekk ca Ndar commencé changer tamit li nga xam ne moom mooy doxalinam fii nii mu ne il a conservé une réelle reconnaissance à ceux qui ont tort ou à raison. Il considère comment agir pour le faire revenir du Gabon et du Mauritanie mu ne nekk dafa nekkoon koo xam ne ko amoon reconnaissance la ci ñi nga xam ne ñoo def lépp
ba daal di koy delloo si ba mu mën a ñibbi si jóge Gabon ak fi nga xam ne mooy Mauritanie waaye nit ñu bari ñoom ñoo def ay dox ñoo dox def ay mbir ba mu dellu si dañu indi ko te ñoom ñëpp il est reconnaissant envers eux te tubaab bi dañ cee bokk. fii tamit ci lettre bi tubaab mi ngi wane koo xam ne benn dund boo xam ne dund bu aset lay dund li muy naan café ak yooyu yëpp mu daal di koy bind. témoignage yu mel ni tam la Paul Marty def. Paul Marty ñi nga xam ne ñoom ñooy fanatique yi wax ci histoire yi mu day koy bëgg a jël noonu parce que dafa indi mbir yu bari yoo xam ne ñoom dafa wuteeg seen mit ya waaye nekkuloon noonu sëñ bi jege woon na ko ba sax sëñ bi daal di koy nangul lu mu nanguloon peut-être ñi ci des wala boog benn photo bi nga xam moom la ñëpp am tey jii di ko affiché muy benn image bu nit ñi am ci sëñ bi ki ko photo mooy Paul Marty amuloon benn noonu bu mu am ak sëñ bi la mu doon indi yëpp sax pour fexe ba ka nekk ca Ndar bañ a jàppee sëñ bi noonu jàppee ko li nga xam ne moom mooy ab koo xam ne seen ab xarit la. loolu pour Marty moom Diop mi ngi wax ne mu ne chaque fois que j'avais quelque chose à reprocher à des mourides et j'avais occasion d'en parler au sëriñ, je lui disais je sais bien que tu n'es pour rien dans cette affaire, que si les coupables avaient suivi tes conseils ils n'auraient pas fait cela, mais n'empêche que les gens qui ne sont pas au courant te rendent responsable de cela. Si nous n'étions pas mieux renseignés aujourd'hui, tu supporterais les conséquences des fautes de tes talibés, comme cela t'est malheureusement arrivé à plusieurs fois. fii nii Paul Marty dafa résumé lépp mu ne à chaque fois su ma gisee sëñ bi su ma amoon loo xam ne dama koy reprocher murid yi dama koy wax ne saa bu waxee ak moom dama naan ko xam naa ne bu baax ne yow lii sa yoon nekku ci nekk yaa ko def taalibe yi la waaye te yow doo ci coupable ñoom ñooy coupable te xam naa ne fekkoon ne déglu nañ say ndigal ak li nga leen di conseiller lii duñ ko def waaye nag n'empêche te nit ñi nga xam ne ñoom nekkuñu fi mooy kii Ngor ba cinq Ndar nit ñi nga xam ne yëguñu loolu yëpp ñoom mën nañu jël mbir yi daal ne yow yaay ki ko waral mu ne ko moo tax su fekkoon ne tey jii ñun li ñu xam ci yow xamuñu ko woon mooy instant yi on est bien renseigné fekkoon ne ko loolu kon di nga subir conséquence su ñoom la ñuy def te ñoom ñoo ko waral comme ni nga xamee ne noonu la arrivé malheureusement plusieurs fois kon Paul Marty day wax sëñ bi ne ko li ko dal yëpp te ay taalibe ñoo ko teg ne ko li ko dal yëpp ay mbir la yoo xam ne moom déglu ko taalibe yi def ko nit ñi daal di koy géeñ ñu daal di koy jël yóbbu mu ne léegi nag dañ koo xam bu baax xam ne moom loolu du ca dara laalewu ca moo tax benn conséquence du ko ca fekk. ba tey muy wax ne sëñ bi il était reconnaissant envers les Français mu ne cette manière ak manière bi ñuy doxalee sëñ bi dana réussir sëñ bi jël ko sax mu cette manière de traiter le sëñ nous a pleinement réussi. Elle lui a assuré sa tranquillité et dont il nous a été très reconnaissant. En ne le mêlant pas aux infractions dont se rendent coupables des talibés, nous nous trouvions être dans la vérité car il n'avait aucune responsabilité dans ces actes et le plus souvent c'est par nous qu'il les apprenait lorsque nous avions occasion de lui en parler. sëñ bi tamit Paul Marty di expliquer fii ne ñoom doxalin bi am ci sëñ bi mooy doxalin bees bii nii sëñ bi dafa am reconnaissance jëm ci ñoom lu tax mooy doxalin bees bi mooy ne lay taalibeem di def di dof di ko def te loolu foofu noonu day indi benn mbir ndax amul ko dugg ci biir am ñu koy topp mu yàq ay mbir ci biir wala tamit question la kuñ loo Ibra Fall alors que laal mu ne lu bari sa sëñ bi dañ ko doon nettali loolu tubaab bi wax sëñ bi tamit fii nii mi ngi commencé di désavoué ci taalibe yi fii ci àdduna te laaxira ñëwagul fii ci li nga xam ne mooy lettre yi mi ngi wane ne moom alhamdulilah ba nga xam ne léegi nag la taalibe yi def léegi tubaab bi moom xam ne taalibe yi du moom te ba duñ ko ca def dara kon li mooy ba 1915
1916 tubaab bi daal di jël décision sax léegi nag dugal sëñ bi mu nekk membre du comité consultatif des affaires musulmanes de l'AOF mais nag mu ne il n'a jamais participé aux réunions de ce comité mais sëñ bi mos sa dem ci réunion yi mais dugal nañ fi léegi mu bokk ci moo tax ci archive yi ci signature République France liberté égalité fraternité etc service affaires civiles 17 acte article 1er sont désignés pour faire partie du comité consultatif des affaires musulmanes de l'Afrique occidentale mun na Ligue des oulémas rek français les notables musulmans dont les noms suivants ou dont les noms suivent Cheikh Sidia mooy sëriñu sëñ bi ci Mauritanie Cheikh Sadbou à Kharouf Amadou Mokhtar à Bogué Abdoul Abbas Ahmed Baba cadi de Tombouctou l'imam Mohamed Ben Souyouf professeur à la madrasa de Tombouctou Mohamed Ould Sid Othman El Hadji Malick Sy à Tivaouane Serigne Ahmadou Bamba à Diourbel après am na ñeneen ñu nekkaat Alioune Diagne qadi de Dakar ci nga xam ne ñoom ñoo nekk si nga xam ne Guinée et cetera ñu boole ko ci am mooy communauté lii tamit mën nañ ko tuddee mën nañ laaj ci question ndax nekkul acte d'allégeance mooy su fekkee léegi tubaab bi da am seen communauté ligue des oulémas ku ñu ci jël daal di ciy dugal moom defatuñu la noonu léegi moom nga bokk ca donte nag ba tey li feeñ tamit mooy ne nekkul lu mu sàkku ànd ak gis ñu ne loo xam ne da koo sàkku xanaa feeñ ñu ci archive yi bokk demul tam ci li nga xam ne moom mooy réunion yi mos a participer benn réunion ndax ñu amoon nay réunion ñaata moo am ndax mën naa dem c'était à résidence surveillée loolu tam yeneen mbir la mais boole nañ ko ci comité ouléma yi foofu moom noonu amatu fa kon mi leen moo fa mooy xaritoo moo fi tàmbalee am beneen mbir mooy décoration ñu décorer sëñ bi foofu beneen mbir ba ci archive ba tey du Sénégal 13 juillet 12 mu ne j'ai interrogé les envoyés d'Ahmadou Bamba actuellement à Dakar au sujet de la croix accordée au Serigne dañ ko jox croix ou légion d'honneur. Ils m'ont répondu que le Serigne regrettait de ne pas avoir été consulté car il aurait manifesté son intention de recevoir le diplôme de la croix mais non la croix elle-même. Ce diplôme en effet, dit-il, lui eût été utile car il aurait témoigné pour l'avenir de son loyalisme envers la France. Quant à la croix elle-même, il ne saurait la porter. fii nii waaye ñu ne laaj nañ ñi nga xam ne ñoom la yónni Dakar pour li nga xam ne moom mooy décoration bi ñu ko décoré tubaab bi ñuy décoré légion d'honneur mooy pour service rendu à la nation service rendu à la nation mooy dafa yónnee ay taalibeem ñu participer ci guerre mondiale mu ne ñoom ñëpp dañoo répondre ne sëñ bi moom nee na bëggoon na doon na ku gënal balaa ñoo del décision bi daal di koy consulter laaj ko avem ba pare ndaxte moom doon na nangu jël diplôme bi ndaxte diplôme bii nii dafay wane ne moom ku loyaloon la bokk jëmlee ci tubaab bi mooy ku déggaloon tubaab bi la mooy ko ama ku taalibe la jëmee ci tubaab bi de son loyalisme envers la France car il aurait témoigné pour l'avenir de son loyalisme envers la France mu ne nag quant à croix bi nag moom sëñ bi moom loolu moo tax mu ne bëggoon nañu dañ ñu koy consulter parce que moom croix bi du ko jël na nangu li nga mooy décoration bi du jël croix bi ndax croix bi munu koo sol ndaxte croix bi la fekk ne loolu ëpp kéefër la mu wane tamit ne parce que moom tamit dafa détaché wu de ce monde et uniquement voué aux choses célestes il ne veut pas se parer des vrais honneurs de la terre moom ne mbir yi nga xam ne mooy décoration garaatu suuf si moom nekkul moom lu ko bëgg di jël di ko takk parce que déclaration affecte la forme de l'insignification de la religion chrétienne et que lui pour une fille de l'islam ne peut pas mettre sur sa poitrine cet emblème d'une religion étrangère moom mu tëjal loolu di ko teg ci emblème wu loo xam ne ci religion étrangère beneen diine la mënu koo jël di ko takk ci dënnam lii yëpp dëgg la chaque fille mu ne dans ces conditions il paraît prudent de surseoir à une remise officielle et solennelle de la croix Ahmadou Bamba
et peut-être même à toute remise effective. Cette décoration pourrait fort bien rester au bureau de cercle de Diobel. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ma conversation avec les envoyés d'Ahmadou Bamba. Cette solution insinuée par eux, vraisemblablement à l'instigation de leur maître, Paul Martin moo bind lii. Paul Martin mooy wane ne 1918 te sëñ bi moom nee na ni mun na d'accord décoration boobu noonu waaye nag croix moom du ko jël ñu koy takkal te loolu moo ko doon gënal moo tax Paul Martin li gën mooy ñu bañ a joxe kon def benn genre cérémonie nii di ko def ndaxte sëñ bi bugg da takk croix bi waaye nag décoration boobu bañu ko kii moom yëpp kii lay ku lay décorer moom xalaatu loola dem naan da lay exilé waat wala nekkoo doonam mais fii nii li fiy feeñ mooy sëñ bi moom da wane ne dafa loyal jëmale ci tubaab bi ñu bëgg ko décorer mu ne nangu décoration waaye rek pas ñu takkal ko ci li nga xam ne moom mooy baatam ndaxte mbir mi croix la te ab jullit moom du takk croix loolu di dëgg gu wër péng mais jox nañ ko li nga xam ne moom mooy croix boobu wala boog jox nañ ko décoration boobu Diourbel le 14 janvier 1910 administrateur commandant de le cercle du Bawol à monsieur le lieutenant-gouverneur du Sénégal. J'ai l'honneur de vous rendre compte que j'ai remis à Ahmadou Bamba le diplôme de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ce marabout m'a d'abord déclaré que je pouvais conserver l'insigne et que le diplôme lui suffisait, que c'était un bon certificat montrant que le gouverneur était satisfait de lui et qu'il était heureux de cette marque de faveur. J'ai décidé Ahmadou Bamba à accepter également la croix qu'il ne porterait certainement jamais. Ces principes religieux m'a-t-il dit si opposant. Vous trouvez si inclus reçu de cette remise en apposant sa signature. Ahmadou Bamba a ajouté une formule de remerciement. Signature de sëñ bi ni ci suuf moo gaa yi gisoon barkeelu ci ala kulli xal muy wan ne muy bind lettre de tubaab bi ne ko jox na sëñ bi jox na ko légion d'honneur bi mais sëñ bi da ko wax ne moom dina jël diplôme bi waaye nag croix bi du ko mën a jël ndaxte moom diine mayu ko mu takk croix bi mu ne dem naa nag fexe ba mu nangu croix bi jël ko waaye nag xam naa du ko musa sol ndax de dafa wuteeg diineem mu ne sëñ bi moom nangu na diplôme bi ndax loolu day wone ne tubaab bi kontaan na ci moom te moom kon loolu faveur la ci moom mu nangu li nga xam mooy légion d'honneur boobu noonu ba pare mu ne ci lettre bi sëñ bi signé na ci suuf ba pare nag boole na ci ay gërëm yu mu gërëm tubaab bi lii mi ngi am ca 1919 14 février 1919 kon tubaab sëñ bi jox na tubaab jox na sëñ bi nag mooy légion d'honneur 1921 am benn lettre boo xam ne kii di Ibra Fati Mbàkke Cheikh Anta Mbàkke ak Balla Mbàkke ak Massamba Mbàkke ñoom ñëpp di ay frère sëñ bi ñoo bind lettre tubaab bi di ñaan tubaab bi duñoo bëgg sëñ bi dafa bëgg ñu bàyyi sëñ bi mu dem Tuubaa noonu dafay toog sax ñetti at daal di dellusiwaat fi nga xam ne moom mooy Jurbel mais tubaab bi daf ko bañal tubaab bi bañ mu dem Tuubaa moo tax mosuñu ko jox autorisation amul woon ndigal pour dem Tuubaa moo tax Jurbel la demoon ba tey ci 1922 ba si la Alaaji Malick faatu ci Saint-Louis le 13 décembre 1922 mu yónnee li nga xam ne mooy mu yónnee ab mbooloo ci 1925 ci la sëñ bi bindee leer tubaab bi nga am ndigal mooy lépp ndigal la ndigal pour daal di mën a tabax jumaay Tuubaa nga xam ne ñu ko inauguré le 7 juin 1963 lañ ko inauguré bindu lettre boo xam ne ñu muy tàmbalee lettre mi rek dañ ko tàmbalee bind tubaab bi di leen
daal di ndigal ci tabax li nga xam ne mooy jumaa ba nga xam ne mooy Tuuba. mille neuf cent vingt-sept ci sëriñ bi daal di faatu le 19 juillet 1927 ci la génn àdduna. léegi nag li nga xam ne moom mooy ci sëñ bi ci yenn condition la faatu ak ci yenn condition lañ ko suulee ak fan lañ ko suul parce que am na mbir yu bari yoo xam ne am na ci ay mbir yoo xam ne ay nit dañ ko wax rawatina Sidi wala ay mbir yoo xam ne dina ko bu ñu fàtte ci début waxoon nañ ne Sénégal am na mbir yoo xam ne ci archive yi ba tey génnut te am na du mu si génn sax te yi nga xam ne sa nit ñi am nañ ci accès seen accès duñ ko génne am na yoo xam ne kenn am ko accès kenn déclassifié ko moo tax am na mbir yu bari kenn du ci mën a doggu li ci am te ki nga xam ne mooy Mouhamed Lamine Diop Dagana indi na ko yoroon na di mooy ne sëñ bi am na ku ko doon sax ji ma rey am na benn tentative de meurtre boo xam ne amoon na ci assassinat ci waa joo xam ne dafa simmeeku ba mel ni ko yaayam jure woon noonu la ko waxee jéem a rey sëñ bi ko bett bàyyi nit ñoo ko jàpp sax bett ko daal di li nga xam ne moom ay tentative d'assassinat boobu ñu daal di koy avorté te am na sëñ tam faatu na nit ñi tamit te ñoo yëgu faatam dañoo ñëw fekk ko mu faatu waaye nañ ko fekkee naka la amul benn archive man ci ma gis ak ci ma yem ci di ma lire tamit gisuma ci benn mbir buy ñëw di relater nañ ko fekkee la chaque ne loolu mooy li nga xam ne moo gën a yenu maanaa ndax say mbokk nun la mënti fekkee soo faatoo di ko génne di ko wax te ñoom rek ñoo mën a nettali te jàpp ma ne ñu ko fekk faatu ay mbokkam nañ ñëw su fekkee nañ ko fekkee ci anam goo xam ne bu mën a nekk la na nit ko faatu mën ngaa dem ba faatu dara dal la su fekkee dellu ñu laa gis seeram soppeeku loolu dara nekku ci loolu tekkut dara tekkut nit ki bon tekkut nit ki ba nekk ko jege yàlla sunu borom waaye day tekki nag luy firndeel ne diw moom nag lañ ko doon jàpp naan yàlla la ak nanga mu jegewu ko sax nag à chaque fii waaye loolu moom amut loo xam ne nit ñi déclaré nañ ko fa ci dara ci nit mën a teg loxo ci ne dogu ne lii nii la demee te tamit looloo yenu maana fan lañ ko suul li feeñ ci archive mooy ñu ngi ko suul Touba ci li nga xam ne moom mooy ordre Touba bi foofu tamit lu jar a taxaw la mooy ne yenn saa nit ñi dañuy analyser histoire ci concept wala conception ñoom jamono ji ñu nekk ba daal di inventé ay mbir ci jamono jooju ndaxte jamono jooju ña ko doon suul it amuñu woon benn intérêt ci suul ko Jurbel wala bañ koo suul Jurbel moom daa bëgguñ suul ko Touba bi nangu loolu dañoo ñaan ndigal ñu jox leen ndigal mën nañ koo suul Touba waaye dañ koy suul ci guddi ga ndax tubaab bi bëggul woon affaire bi créer benn lii bu mag a mag kon suul gi teel a suul ko ci guddi ga tubaab yi ñoom ñoo ko wax ci yëm islam faatoo tubaab yi ko digle noonu suul ko tam ci secret ci benn secret boo xam ne secret lañ ko suulee bu mag ba tax ay nit di am ay suspicion ci yan la faatu lu ko mën a expliquer mooy ne tubaab bi noonu la ko bëggee woon te jamono jooju amuloon intérêt Touba nekkul ab dëkk boo xam ne nit ñi dañoo jàpp ne dëkk seel la ba nit ñi dafa dem ba ñu mën a inventé dañ ko fa suul pour gën a yokk loolu jamono jooju ña koy yóbbu Touba xamuñu sa Touba nu muy dem ndax xamuñu ko ne sax dinañ fa nit ñi dañ màggal yi ba indil xaalis kon mën nañ koo suul Jurbel tam nit ñi fekk leen fa kon foo amuloon intérêt gisuma benn ci intérêt buy tax nit ñoo daal ne dañ koy dem ñun suuli ko dañ koy suul Jurbel daan ne Touba lañ ko suul ba xëy naan nit ñi mi ngi Touba te nekkul Touba loolu gis nañ ci intérêt lu doon daal di jëfee li nga xam ne moom la bëggoon moo dañoo ci wàllu faatoom bokk na ci xam ne góoróom bind na ko indi numéro 67
vous priez de transmettre un télégramme là, famille Serigne Cheikh Mourid, mes plus vives condoléances pour deuil qui les frappe, assurance toute ma sympathie pour laborieuse collectivité Mourid. archive bi nga xam ne mi ngi nekk ci 2G27 1927 14 15 daté ko Saint-Louis le 29 juillet 1927, lieutenant-gouverneur du Sénégal, monsieur le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, gestion des affaires politiques et administratives. Le marabout s'éteignit sans témoin mooy sëñ ba muy faatu kenn fekkee ko au cours de la journée 19 juillet à une heure qui n'a pas été déterminée. Heure bi nga xam ci la faatu ci la ñàkk bakkanam ba tey kenn déterminé ko. Il fut découvert étendu sans vie ñu ko fekkoon mu faatu sur le sable d'une case où il aimait à se retirer pour se méditer. ñu ko fekk mu faatu kon ci suuf ci benn case boo xam ne ca la doon beru ngir daal di méditer. à chaque fois loolu mën naa faatu lu yàgg kenn du ko fekk ndaxte sëñ ñu dugg ci di méditer dugg ci xalwa à chaque mën ngaa faatu foofu kenn du la fa fekk à chaque mën nga fa faatu lu yàgg. kan moo ko fekk par son fils et héritier de prédilection Mamadou Moustapha. Sëñ Moustapha Mbacké moo ko fekk ci mu faatu. Celui-ci garda l'événement secret. ba nga ko fekkee tamit sëñ Moustapha da koo jël mu nekk secret waxu ko kenn foofu tamit moo tax nit ñi bari di interroger wu na la faatoo yàlla rek moo xam lu tax mu nëbb mbir mi. Et avertir l'administrateur de la tombe à la tombée de la nuit moom ci guddi gi ci la avertir li nga xam ne mooy tubaab bi. Des manifestations susceptibles de dégénérer en désordre étaient à redouter de la part de nombreux disciples plus ou moins fanatiques d'Ahmadou Bamba. Par ailleurs, il était d'autorité publique que celui-ci disposait chez lui, mais laissé dans le plus grand désordre de sommes importantes qui pouvaient éventuellement tenter de cupidité à être pillées. foofu tamit day woon beneen mbir bu feeñ fii mooy ne sëñ bi alal ju ba doon nekk ci këram. donte ci côté problématique bi alal jooju lu ci bari da ko doon jël jox ci fameem jox ci ay nit nangam ak nangam defar ci ay mbir ak mbir jënd ci ay mbiram mu ne tamit xaalis yu bari bi doon nekk këram doon nañu ragal moo déjà moom ay manifestation yoo xam ne ay réaction yoo xam ne ñu fanatique ci sëriñ bi mun nañ ko am ak tamit këram ñu daal di koy piller ñoo xam ne alal moo leen tax a jukk ndaxte xamoon nañ ni sëriñ bi këram dafa daan alal yu bari dafa daan nekk. Mais pour parer à cet événement, et bien qu'il fût à peu près entendu que le Serigne devait être inhumé à Diourbel, l'administrateur jugea plus prudent de faire transporter le corps à Touba aussi secrètement que possible. kon tubaab bi nee na moom sax donte dañu ko doonoon a suul fan mooy Diourbel mu ne administrateur tubaab bi ñoom ñoo ne li gën pour éviter loolu yëpp mooy nañu jël sëñ bi yóbbu ko discrètement daal di koy suul fe nga xam ne moom mooy Touba de l'y faire ensevelir provisoirement kon tubaab bi ñoom nañ ko jël yóbbu ko suul ko fële nga xam ne moom mooy Touba ngir bañoon fanatique yi la chaque année su fekkee nañoo suul sëñ bi Diourbel ñi nga xam ne murid yëpp Diourbel lañ nekkoon jamono ji Touba kenn nekk ko woon presque suñ ko suuloon foofu mën nañoo indi foofu boucan bu rëy gëm ne sëñ bi deewut dañ koy suul lii mën nañu fi indi musiba bu rëy rëy yu bari mënoon nañ am tubaab bi daal décidé dañ koy jël yóbbu ko Touba aussi secrètement que possible daal di koy suulu foofu ñoom dañoo waxoon nañ ko fee suul provisoirement. On pourrait, pensait-il, le ramener plus tard à Diourbel et su fekk suñu demee nag ba mbiri sedd ñu indi ko Diourbel si l'opportunité s'en faisait sentir. Mamadou Moustapha, fils, et Balla Mbacké, frère du défunt, qui tous les deux se partageaient la confiance et les pensées du marabout, a été d'avis de donner suite à la proposition de l'administrateur et fut aussitôt mise à exécution. kon Mamadou Moustapha ak Balla Mbacké ñoom la tubaab bi daal di wax loolu ñu d'accord ci saasi ñu daal di jëfee loolu. Elle fut aussitôt mise à l'exécution. Le corps parti, les diverses caisses pouvant contenir des fonds furent toujours du consentement des héritiers transportés à la résidence au vu d'une commission nommée sur le champ et placée sur scelle. ñu jël alal ji yëpp nag ba tey ci Balla Mbacké boobu ak Sëñ Moustapha joxe seen accord ñu jël ko daal di koy def ci ay caisse daal di koy wut ci benn résidence.
Au lever du jour, la population a pris ainsi en même temps la mort du Serigne et son inhumation à Touba. Ba nit ñi yeewoo ci suba ga ñu ne leen Serigne bi faatu na suul nañ ko Touba. Au lieu de la surprise et du saisissement, mais il faut constater que les fidèles firent preuve alors de bon sens. Leur douleur et leur lamentation furent parfaites de calme et de dignité. kon nii lañ suuf nii lañ fekkee sëñ bi mu faatu sëñ Moustapha ma ko fekk ñu jël mook Balla Mbàkke ci guddi gi daal ko yóbbu am na histoire yoo nag ne Cheikh Anta ñëw na da ngeen sul ko ne dem problème ila axirihi loolu nekkul loo xam ne en tout cas loo xam ne mi ngi ci archive wala bokk li nga xam ne moo feeñ ci archive ne jox moo ko signé peut-être ñuy nettali li nga xam ne noonu lañ ko fekkee mu faatu ak ñu ko yóbboo ci guddi gi Touba ak bi ko nit ñi yéegee ñenn ñi tàmbalee di dem Touba bi joxe ndigal tamit ne bu ñu fay bari lool ci lettre bu jeexalee ko ne quant au retour des restes mortels d'Ahmadou Bamba et de leur inhumation définitive à Diourbel ainsi qu'il serait désirable, cette question sera examinée ultérieurement lorsque la vie normale de la secte mouride aura repris son cours et devra nécessairement être traitée en plein accord avec Mamadou Moustapha. kon tubaab moom ci saa si moom teg na Mamadou Moustapha ci saa si donc mooy moom la tàmbalee di waxal moom la tàmbalee nekk ci wetam moom la tàmbalee mooy jël décision yi te ci dundu sëñ bi moom ki nga xam ne mooy Cheikh Anta moom moo nekkoon ki nga xam ne moom mooy kii nekkoon gënoon ñu gis sëñ bi mais ni sa moom faatoon nii rek ki nga xam ne moo nekk ci garab mooy sëñ Moustapha ñoom ñoo la gis ne léegi nag kanta jëlaat ko delluwaat ko fi mooy Jurbel loolu moom li gën mooy ne nañ ko bàyyi examiner ko ultérieurement ba nga xam ne su kan mi daal di dellusi ci nii la sëñ bi faatoo ci nii lañ ko suulee kon li nekk ci archive mooy ne Touba lañ ko suul guddi lañ ko suul dañ ko fekk mu faatu sëñ Moustapha moom moo ko trouvé ñu ne koy suul secrètement ci ordre tubaab bi moo ko yëg sëñ Moustapha ak sëñ Balla Mbàkke ñu ne daal koy yóbbu fa nga xam ne moom mooy Touba foofu lañ ko suul kon ñoo ngi yemale fi nga xam ne waxtaan ñu yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg topp lépp lu jub ñu xam ne ci yàlla subhanahu wa taala jóge dëgg ñu xam ne ci ñun la jóge ak li nga xam ne mooy histoire liñ taxoon jub rek mooy leeral lenn ci li nga xam ne moom mooy histoire sëñ bi ba nit ñi xam mbir yi nga xam ne koy yokk te wérut mais mi nga xam ne ñu koy ndaxee nit ñi lu ko nekk xam foofee te histoire nag moom mooy controverse la ku nekk da ngay am looy saxal am looy dàq waaye képp kuy dàq wala kuy saxal da nga koy teg rek ci xam-xam teg ko ci archive teg ko ci li nga xam ne moom ñi nga xam ne ñooy témoins yi moom la ñu bind moom la ñu indi nit ñi daal di mën a xam waaye am na mbir yu ñu mën a doggoo ne du dëgg mooy bari yoo xam ne wax nañ ko ci biir te gars yi di ko wax tey di ci ndaxee nit ñi am na yu ñu mën a doggoo ne dëgg la am na ci yoo xam ne dafay doon ay questionnement rek ay questions yoo xam ne yàlla mooy xam la ci wér ak la ci wérut kon lii moo doonoon dañ bëggoon a indi li nga xam ne moom mooy aju ci diggante tubaab ak sëñ bi ñu yàlla subhanahu wa taala moo jéggal ñu sunuy bakkaar may ñu woyof ba ñu fu ñu déggee dégg ñu topp ko musal ñu ci li nga xam ne moom mooy rëy ba fu ñu gisee ne rek ñu daal di koy mën a sori salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala di ko gërëm di ko ñaan mu dolli ay xéewalam ak yërmandeem ci suñu yonente alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yim àndaloon ak mbooleem ñu topp ca yoon woowa ba keroog bis penc ñu ñaan yàlla mu won ñu dëgg bañ xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu topp ca sax ca te rafetal ko waaye won ñu neen bañ xam ne lii nii ak neen la mu wërsëgal ñu moytu ko te sax ca moytu ga ñoo ngi gërëm bu baax nag gannaaw buñ gërëmee borom bi subhanahu wa taala waaye ñoo ngi gërëm tamit borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk doog ñun ci groupe bi ak yeneen groupe sax kay yi ko weesu ak ñi toxal xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy sottil saa su nekk di gërëm mbokk yi nga xam ne nii tamit ñoo ngi doon déglu séminaire bi muy séminaire boo xam ne gis nañ ne diire na ab diir li ko waral mooy ab ngant moo dox ci diggante bi menn mbokk kenn ci suñuy ustaaz yu benn mbokkam kenn ku bokk ci wàllam génn na àdduna ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla boole ñu ñun ñëpp yërëm yàlla yërëm mbokk moomu
jéggal ko xare ko aljanna ak mboolem ñi fa fekk ñëpp. kon lii moo waral ba séminaire bi def ak doggante goo xam ne ni amoon na ci muy ab dagg-dagg boo xam ne taxawoon na ko te ku ne xam na ne lii di wax ci xam-xam ahlu sunna wal jamaa duñ ko foowee. su fekkoon ne wax ci xel rek la ka ne ci avion ba mën na ko, ki ci oto di daw mën na ko, fu waaye taxaw mën nga ko, waaye nag lii di wax ci xam-xam moom dafa laaj ñu jox ko xaqam, ndax nii la ñu daan jëlee xam-xam bi kat ca borom xam-xam yu mag ya muy ña toxal diini ji ba indi ko fii. kon ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko gërëm, waaye di sant suyuux yi nga xam ne nii ñoo àndoon ak ñun ci dawra bi muy séminaire bi ak yeneen yi ko jiitu, waaye di sant tamit mbokk yi nga xam ne àndoon nañ ak ñun ànd bu rafet bile depuis séminaire bi commencé ba léegi. xanaa di leen dig rek ne bii ñu ngi ko doon def ci wàllu murid yi, wante incha allahu taala ci bis yi di ñëw danañu def beneen séminaire boo xam ne dañ koy jagleel nag lii di kuréel gii di Tijaaniya. kuréel googu nga xam ne doy na rek sëkk ci junj benn mbir, mooy ne téere ba nga xam ne ñoom moom lañ def ne mooy seenu delluwaay ab téere la boo xam ne dañ koo sàcc. ab téere la boo xam ne la ca nekk keneen a ko bindoon ci ab sëriñam, ñoom ñu toxal ko. incha allahu taala danañu ñëw ci fan yi indi yoon woowu moom it ak giraawaali wala gijaawaali ya ca nekk, gaaral ko mbokk yi, leeral ko bam leer ci boppi nit ñi. suñ yéene daal ànd ci ak borom xam-xam ahlu sunna yi mooy diine ji ñu leeralal nit ñi lan mooy diine ji ak lan la nit ñi tuddee nag diine te du diine. su ko defee kenn ku nekk nag am suwaa ànd topp li yonenti yàlla Muhammad indi, wala nga topp li fi gaa yi créé. fekk na ne lii di borom xam-xam ahlu sunna wal jamaa ñoom topp nañ ca yoon woy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ ko topp, te mooy lii di sunnaam ak sunnaay gaayam yu baax yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñu ko wuutu, mu bàyyee woon ñu ak téere yàlla bi jalla waala ak lii di ab sunnaam. ñaan yàlla jalla waala mu saxal ñu ci yoon woowa, doonte yéex nañuy départ gannaaw junney at ak nangam yu jàll ñoom, waaye nag ñun ñu ñëw yal nañu yàlla wërsëgal ñu topp ci seeni tànk, bañ a jàdd fenn, bañ a jéng fenn, bañ a topp keneen ku dul ñoom ci lenn ci diine, ba keroog ñu leen di fekk. yal na yàlla dogal ñu fekk leen ca aljana ja gën a kowe. hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu xayran jamia.